asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indi li nga xamante ni moom mooy maanaam kaldu tey damay delluwaat ci sama racine yi ci boppam nag muy nan dañuy dem tey ji ba Casamance daal di ñëw nag togg li nga xamante ni moom la ñuy wax kaldu mais dama koy xaw a changer tuuti def ko loo xamante ni mu xaw a damay wax tuuti moderne tuuti pour ñi nga xam ne par exemple xamuñu kaldook yooyu duñ ko mën a nangoo bañ a nangoo essayer donc pour loolu nag dañuy soxla tey ji li nga xamante ni moom mooy jën ku nekk parce que kaldu buñ ko waxee waas moo tax ñuy wax donc loolu noonu man dama am bu rouge bi laa yore nii tey moom laay def donc ñu daal di soxla li nga xamante ni moom mooy suñu sel mélange d'épices dinaa def aussi tuuti laaj bokk si mais dama koy def tuuti rek dinaa def aussi légumes ci biir kaldu bi donc dina am chou pommé aw ma kanja mais d'habitude damay tëmbal kanja aussi dinaa def aussi tuuti batañse tuuti carotte ak suñu soble dinañ def aussi tomate donc tomate njamb lañ koy defee yoruma tomate njamb donc maa ngi yore fii tomate cerise tomate fraîche laa jël rek ma dagg ko ay dés donc am fii desitu poivron boo xam ne daf fi nekkoon ma bañ mu yàqu donc moom laay utiliser kaani ñu soxla bisaab bu tooy d'habitude moom la ñuy def mooy bisaab yu pas bisaab takk mais bu tooy bi te nga xam ni moom la ñuy defaree nii bisaab bu weex bi nii bu wowam bu tooyee nag léegi naa soxla aussi géej dinaa soxla huile citron ak dama am fii tuuti li nga xamante ni moom mooy ñokmaan moom mooy fish sauce pour ñi nga xamante ni par exemple amuñu géej wala bëgguñu utiliser géej mun nañu omettre géej bi daal di def seen fish sauce comme ni ngeen ko xamee temps yi dama am géej moo tax ma koy utiliser xam nga di yaataa yimbe fii mais su bu jeexee rek ngeen gis ni ma delluwaat ci sama fish sauce bi ndànk nii donc sans plus tarder duñ def rek lu du ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà li ngeen gis nii nag fii nii moo nekk jën yi comme ni ma ko waxee woon sànq li ñu def mooy damay jël en principe jën bi doo ko tranché doo def dara doo ko sax rosi da nga koy tëmbal mais ñun par exemple suñu kër buñ daan def comme ñun ñii ñu ci bëri en commençant par man mii ci sama bopp sax bugguma jën bu ñu sawaruma ci jën bu ñu tëmbal donc ñun dañ koy xaw a saaf tuuti noonu rek juste pour nga xamante ni affaire yi du gajaf ak yooyu noonu bu ko defee nga xam ni ku nekk dina ko mën a jël bala may sori tey jii moom dama wax waas rek ndeysaan sama xel bi ak sama xol bi yépp dem ci sama maam Mala Marena fële ci HLM Angle Mousse di leen sàkku ñaan ci yéen ngeen ñaanalal ma ko fi mu nekk gënal ko fi mu jóge yàlla xaare ko aljanna firdawsi jéggal ko ay rëcc-rëccam moom ak ñi fa fekk ak ñi ko fa nar a fekk yal na yéex te yàgg vraiment tey jii moom émission bi neex na ma mais aussi daf ma xaw a triste loo tuuti voilà donc dañu ñëw nag léegi donc tranché ko ngeen gis li may def nii tuuti sel laay def nii rek ci kaw juste histoire de assaisonner ko tuuti nii rek léegi nag dañuy daal di dem ci gaz bi daal di commencer donc tey jii émission bi moom noonu lay def dañuy gaawantu pour nga xamante ni dinañu gaaw a pare parce que kaldu dafa nekk togg bu gaaw aussi donc te neex loolu tamit waaw ñu teg ko ci. voilà gis ngeen comme ni ma leen ko waxee rek dañ koy xaw a saaf tuuti donc dama tegoon sama poêle ba mu tàng ma daal di jël diw bi def ko ci donc léegi damay assaisonner tuuti rek bismillah juste. pour mu leer ma ni jën yi dina décoller et tout donc xaaral ma def ni voilà bu ko defee ñu def ko saaf bu gaaw rek bismillah voilà en attendant ñuy saaf jën bi damay defar sama kii bi soble yeeg ak tomate yeeg yëpp nga xam ne damay teel a pare bu ko defee loolu man maa koy moom moo may xaar et non pas man ma koy xaar donc damay daal di def kii bi tomate bi laay njëkk a jël ki nga xam ne tomate jàmb la yore yu sew yi
da koy jàmb rek xam nga toj ko yëpp après teg ko mais comme man bii dafa xaw a am na yu nooy am yu dëgër tuuti damay def robot bi mu defal ma ko yëpp incha allah donc ma daal di wàññiwaale tuuti kaani rek donc ñu daal di jublu voilà li ma soxla rek moo nekkoon toj tamaate bi ku am tomato sauce kii purée wala pas purée crush tomato mooy yi nga xam ne defar nañ ko ba pare daal di koy def ci ay pot noonu mun nga ko utiliser tamit donc yooyu yëpp bu ci nekk dina marché damay dindi nii su ko defee ma daal di mun a ñëw def nokkos genre nokkos sauce bi daal soble bi ci boppam donc ñu bàyyi xel que ni kaldu du bëri jën du bëri kii paamane jën du bëri soble comme yaasa ni muy mel am na différence bu ngande moom du bëri soble tuuti soble nga siy def affaire yooyu noonu moo tax gis ngeen ma benn soble laa jël daal di koy daggate voilà ma jël restant wu kaani bi ku bëgg dolli nga dolli donc suñu poivron baa ngi nii c'est optionnel poivron bi daf fi nekk comme li ma wax rek léegi ñu daal di jël suñu soble gis nga benn soble bu dijj laa amoon moom daal laa jël daggate ko nii voilà donc ma jël tuuti laaj rek daal di ciy sànni laaj bi c'est juste pour bienfait yi ci nekk mais aussi dina xaw a wàññi tuuti ci sëccaayu kii bi daal jën yeeg yooyu ci biir sauce bi donc dañ koy pulser purée wu ma ko su ma waxee pulser mooy pour mu am tuuti bët voilà baax na nii gis nga nii laa koy bàyyi léegi mu tege à côté su la neexee nga dolli ci ay sel ak sa ay assaisonnement mais man damay xaar ba ma kii ba pare ba ma def ko ci cin bi ba pare comme dama xoromoon jën yi def xorom ci cin bi aussi donc il faut ma xaw a def tuuti attention ñu dem xooli ji suñu jën yi voilà gis ngeen jën yaa ngi nii comme li ma wax rek jarul saaf ba mu wow voilà je fais la même chose voilà gis ngeen pare na gis nga taf mu pare donc damay wàññi diw bi parce que kaldu du bari diw ci même récipient bi fii nii lay toggee ñeex beek lépp dama koy wàññi substantiellement voilà baax na ni léegi ñu daal di ñëw def directement suñu tamaate bi bismillah dañ koy dogal donc voilà dañ koy bàyyi mu sauter nii quelque chose comme 1 à 2 minutes juste rek ba tamaate bi xaw a dog noonu tuuti après ñu daal di njuluk non même pas damay defaale nokkos beeg yëpp bu gaaw bi laa koy def tey incha allah voilà gis ngeen nii mi ngi nii léegi damay daal di ñëw rek def soble beeg yëpp ci biir léegi nag ñu ñëw def njulug bi bismillah dama koy def njulug bu xaw a takku li ma leen di wax du mooy bëgg di dolli ndox samay njulug quoi dama koy bëgg a def benn yoon bismillah voilà gis ngeen ko tey moom duma ko def al durangaw maakung damay def sauce bu doy macha allah donc ma daal di ñëw def commencer ci def sama yenn kii ingrédients légumes yi lu mel ni ci ay carottes yeeg laay commencer ak ñambi bi dama ko fàtte defe naa am naa ñambi su ma jiwmule dinaa ko dem xool ci congélateur bi incha allah daal di def aussi tuuti kaani donc bu baaxee ma door ci def chou pommé bi ak batañse bi donc loolu la ñuy def déet ëpp na benn baax na yii dama koy def dama fàtte sànq wax ci introduction bi
duñu wax mukk kaldu te amul Kouthia man kaldu bu amul Kouthia du ma ko tuddee kaldu daal kaldu bi des na donc mi ngi nii bu baxee nii rek après ñu daal di siy ñëwaat yeggale yeneen ingrédients yi nga xam ne moom lañ siy def incha allah daal di def suñu ay assaisonnement ak bagage yooyu noonu donc ma daal di ñëw def sax feuille de laurier yi déjà bismillah daal di def sama ñokmaan bi bismillah gis ngeen yii nii yëpp tax na ni du ma teel a def sama sel donc ñu daal di upp nii ba ci kanam ñu ñëw fekk mu bax après ñu daal di ñëw yeggale yeneen yi incha allah voilà ñu daal di ñëw def jën yi bismillah ñu xool tuuti rek ci soble yeeg kii assaisonnement yi xorom yeeg yooyu bismillah voilà donc dinañ def tuuti mélange d'épices ma daal di def tamit un peu de sel parce que kanamee dinaa ajusté waat donc benn gejj bi ma jël ko ma def ko ci kii bi attends ma xool voilà benn bi dama koy def bon mun naa leen def ñoom ñaar ñëpp après ma seppi ko parce que benn bi dafay dem ci kii bi ci Kouthia bi donc su ma amoon jaxato tey damay def jaxato ci Kouthia bi mais aw ma jaxato dafa jeex donc li ma yoree rek laay utiliser donc nii laa koy bàyyi mu daal di continuer di bax ndànk-ndànk après ñu daal di commencer dinaa teg sama ñankatang damay defal ñaari variété kii ñankatang normal laay def ak boo xam ni c'est fait à base de riz de chou-fleur donc loolu xàmmee ngeen ko pour ñi nga xamante ni loolu moo leen gënal bu chou-fleur ceebu chou-fleur bi comme man ak sëñ bi lu ci ëpp moom moo ñuy gënal donc xale yi su fekkee bëgg nañ ñoom ñankatang ma defal ko d'habitude damay jël riz brun bi ma def ko mais tey jii comme dama naaje bu weex bi kese laay jël daal di koy def bu fekkee ñun kese la moom riz brun bi dañuy gën a utiliser wala kii bu chou-fleur bi donc mi ngi noonu damay bàyyi ba ci kanam ma door a def kii bi bisaab bu wow bi parce que su ma ko defee léegi day ralentir cuisson kii yi légumes yi donc te dama bëgg mu gaaw comme li ma ko waxee rek léegi donc bu ngi nii daanaka presque booy xool légumes yi bu ñu ñoree ndox bi xaw a ñeer tuuti nga gis ni daanaka togg bi pare na voilà gis ngeen suñu sauce baa ngi nii di bax di def ay affaire am comme niñ ko waxee woon rek sànq léegi damay daal di jël tuuti ci citron bi def ci pour nga xam ne légumes yi ci boppam dañuy safaale citron ñoom ñëpp nga xamante ni da ciy dugg bu baax bismillah voilà donc c'est selon votre goût mais jàppal ni kaldu dafay am goût citron boo xam ne da nga koy xaw a ràññee tuuti donc dafay xaw a takku tuuti donc li ngeen gis fii moo nekk ñankatang bi tey bi du ma ko def sax ci cuisseur de riz bi donc fii laa koy defee ci kaw gaz bi parce que moo gën a gaaw donc bu leen fàtte ceeb su fekkee ni ceeb bu weex bi la ratio bi benn koppu ceeb ñaari kopp ndox moo koy togg wala nga def benn kopp ceeb nga def benn kopp ñaareel kopp ndox bi du fees torop day nekk ak 3/4 donc loolu noonu moo lay dimbali au cas où nga taseeg ceeb bu tooy doo sonn man toujours noonu laay def quoi parce que mën nga toujours wis ndox au lieu de ceeb bi tooy doo xam noo koy def lu dul di ko ràcc wala léeg-léeg même boo ko ràccee tamit du la ci génnee quoi parce que bu tooyee yenn tooy yi moom changer ko rek def ko li sëñ bi di wax sombi wala nga def ko leneen mi ngi noonu donc dañuy bàyyi mu baax sebet nañu suñu ceeb ñu ngi ko tey ci micro-ondes bi dañuy bàyyi mu baax noonu bu ñu sóoree rek après tegaale aussi suñu bisaab bi nga xamante ni moom muy Kouthia bi nga xamante ni moom la ñuy booleel ak kii bi ak suñu kaldu bi donc daanaka pare na après damay sauter à côté sama riz de chou-fleur bi donc mu ngi noonu ngeen gis ko affaire yi gaaw ba bëgg a dee macha allah. voilà gis ngeen suñu kii mu ngi nii di baax suñu kànja donc li ngeen gis fii sauce bi la dama dindi légumes yeeg yooyu comme ça nga xamante ni du ñor ba ëpp daal léegi dañuy daal di ñëw def suñu bisaab bu wow bi donc dama ko raxas ba pare door a ñëw def ko gis nga lii tamit pour ñu bàyyi ci xel xam ne bisaab bi tamit dafay indi froxaay ci biir togg bi donc comme ça bu ngeen di def citron yooyu ngeen bàyyi ci xel aussi su fekkee ni da ngeen yore koo xamante ni ñoo xamante ni par exemple bëgguñu ay affaires yu frox noonu li ngay def mooy man li may def toujours damay def lu xaw a yem
après ma dagg citron yi teg na le pour ki nga xam ne moom bëgg na beaucoup plus d'acidité mun na ko jël di ko paccal daal donc loolu tamit ci kanamam bu ko defee doo forcer ñëpp même affaire yi donc dinañ ci def assez rek loo xamante ni dina dimbali waate ci kiiwu jën yeeg yooyu nu mu sëccaayu jën ak yu mel ni ki noonu donc lii la ñuy def togg bi daanaka pare na ñànkatang baa ngi nële di togg kii bi bisaab bi kànja bi bu ngeen di xool defaguma ci bisaab comme kuccaa laa wax du may bëgg di su may defar kuccaa du may bëgg di mélanger kànja bi ak bisaab bi parce que kànja bi dama koy dëbb ba mu fuur comme ni ngeen gisee woon noonu rek léegi bisaab bi nga xam ne dama koy baxal séparément moom fa lay def yenn affaires yeeg yooyu bu ko defee nga xam ne buñ ko riijee du gaaw a ñuul quoi donc day continuer di weex ba baa ñu koy utiliser incha allah parce que soo si defee gejj bi ak tuuti si ñeex bi rek day am tendance di kii bi fuuraay bi ak ñuulaay bi di accéléré wu donc loolu la ñuy bañ quoi moo tax ma séparé ko nii. waa kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indi leen tey jii nag mu nekkoon kaldu bi nga xam ne authentique la mu neex ba bëgg a dee macha allah ñu daal di koy xaw a transformé tuuti recette bi nag gis nga ki ma ko njëkk a jàngal xam nga kan la sama yaay la mu nekk Nene Marena fële ca Mbuur maa ngi koy nuyu di ko ñaanal fan bu gudd mook sama tata aussi Yaama Marena ci Mbuur ñoom tamit yal na leen yàlla may fan wu gudd ak wér gu yaram di wax ni tamit gis nga kaldu moom famille Marena moom ñoom ñooy jël chapeau bi ku si mel ni Ninda muy sam maam mu nekk ma Fanta Marena Mané donc dama bëgg ngeen ñaanalal ma ko yàlla may ko fan wu gudd mu ànd wér ak wérle donc moom dama doon yàkkamti mu defar maanaam li nga xam ne mooy kaldu ba nga xam ne su ma ñëwee moom damay préparer bu ma gisee ni kaldu la mu ànd ak Kouthia rek damay xam ne tey laay gaañ sam bopp donc émission bi nag dañ koy daal di jël rek jox ko képp ki nga xam ni mooy safoo chez Bilo plus particulièrement les grandes dames mais si loolu nag damay tey balaa may yegg si sax si sama grande dame yi damay daal di jël suñu frère boo xam ne vraiment moom laajoon na ma bu yàgg ma defar kii bi kaldu bi mais saa yu ma ko toggee day dogal du ma ko filmer donc tey la ko yàlla dogaloon mu nekk sëñ Ibrahima Gueye nekk ci Touba Denver Colorado donc tey jii moom yow laay jox li yow yaay xool ku la neex nga séddale ko xam naa ni nag bu vraiment bu authentique bi nga bëggoon mais bii dama ko def nga xamante ni ku nekk da ngay mën a gis sa bopp ci biir donc bu loolu weesoo ma daal di jox recette bi soxna Momi Gueye di ko jox aussi soxna Aminata Diop di ko jox aussi Ndey Ndiaye di ko jox Baye Yadd aussi yaaram ñu ngi la koy jox di ko jox Sista Khady Sow sëñ Yérim Sarr Nabi Aïcha ñu ngi la koy jox Thiam Maam Diarra ñu ngi la koy jox yow tamit ak Fatouma Fall Gueye ñu ngi la koy jox aussi Gueye wala Thiam ban la si ñaar yëpp laa si boole donc ñu ngi leen koy jox di leen wax ni essayé leen ko kaldu nekk na plat boo xam ne neex na loolu ngeen gis suñu ñaari ceeb yi nga xam ne moom lañ si boole donc li ma leen waxoon ñankatang bu weex bi nekk nii bu chou-fleur bi nekk nii nga xam ne ni boo tegee ku nekk day xool bu ko si neex wala mélanger bi si boppam dañ koy def aussi mun nga mélanger ñaar yëpp comme ça mu wàññi glucide li ngay lekk si glucide maanaam ak carbohydrate bi nekk ci biir ceeb bu weex bi voilà donc di leen wax ni partager leen vidéo yi bu leen fàtte di ko aimer aussi di ko like di leen wax ni bu fekkee ni am na kuy seetaan te abonné wul mu abonné te appuyer cloche bi te bu loolu weesoo mu daal di bu ko defee chaque fois buñ dugalee dara sax du moins mu daal di koy notifier di leen wax ni kontaanoon nañ loolu di defar di togg recette bi bu doon sa maam la moom du si boole soos bi moom day def ñànkatang ak jën bi nga xamante ni waas bi ñu lakk bi ak diwtiir moom ak Kouthia loolu lay lekk wala mu def ko ak Kouthia kese noonu moom lay lekk foofu laa jëlee loolu donc di leen wax ni ñaanalal leen ma ñi ma leen wax ñëpp waaye vraiment ku seetaan vidéo yi rek na ngeen ma leen ñaanal bu baax a baax parce que ñu sori si man lañu donc di leen jox dig
dig daje ba beneen ak beneen xeetu recette di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah